هذا وكفاني الله عليلني جيرتي من الله ذكري من يال المساني الله رادل لي ذكره حين الله نصف لي قد محاني الله فما كان في الزمان وزماني في مكاني الله وصلاة وسلام الله بتصريف الأواني الله من زواتي ذاتي تطرى الله حريم الواسل الغواني الله مر على الديار ديار ليلان أقبل ذا الجدار وذا الجدار ما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب ماء سكن الديار رأيتك يوم الجمع عبدا وسيدا لقد كنت قبل القبل في حضرة القدس كما كنت قبل القبل لله ساجدا وقبل وجود العرش واللوح والكرسي أتطلب الليلة وهي فيك تجلتي وتحسبها غيراء وغيرك ليستي فلم يبق إلا الذات بالذات وحدها فلم يبق إلا الحق بالحق مفردا لبيك يا عالم السر والنجوى لبيك لبيك يا قصدي وما أحنا يا أدعوك بل أنت تدعو. قبل كل شيء نشكركم يعني الوزير السيدي مولاي سيدي محمد على هذه اللقاء على هذا اللقاء على هذه البرنامج برنامجكم برنامج دين يعني نحن في شهر مبارك الشهر ربيع كما قال الشاعر من السنغال هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله نحن في طريق إلى فاس يعني هذا اللي جالسين حنايا كلهم أحباب شيخنا أحمد التجاني يعني دابا الحمد لله رب العالمين نحن نحب المغرب ونحب سيدي ومولاي محمد السادس ونحب أحباب وأولاد الشيخ أحمد التجاني هنا في السنغال وفي أي مكان في الجزائر وفي السنغال وفي المغرب الحمد لله لا يمكن أن تطويل العربية يعني أنا أمام شيخي والعربية ديالي يعني ناس من درجة والناس من فصحى Alhamdulillah, donc merci beaucoup. Je ne vais pas être trop long en arabe parce que je suis avec l'expert en arabe, Oustaz Ahmed Ba. Je suis sûr que je suis en train de mettre plein de fautes dans l'arabe, donc je vais préférer m'arrêter là et parler français. Donc nous remercions en premier le petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu, qui est parmi nous aujourd'hui, qui est Chérif Hamza, fils de Sidi Ben Ammar. Nous avons une chance. Il y en a qui partent des kilomètres pour aller voir les fils de Cheikh Ahmed Tidiane et des petits-fils. Nous, alhamdulillah, Allah nous a donné un petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane avant qu'on aille à Fès. C'est une grande chance. Nous lui disons bienvenue parmi nous. Nous sommes contents de sa présence ici parmi nous et nous comptons, alhamdulillah, recueillir ses prières et sa baraka de son grand-père Sidi Ahmed Tidiane Chérif radiyallahu anhu. Nous continuons le remerciement aux représentants du roi Mohammed VI. Le représentant de l'ambassadeur, M. Berada, qui devait venir lui aussi, mais peut-être qu'il y a eu des contretemps.
Et nous avons eu l'honneur d'avoir le ministre conseiller au tourisme, Monsieur Abdeslam Maleh plutôt. Après lui, bien sûr, nous saluons Oustaz Ahmed Ba, qui est le conférencier depuis 5 ans, qui accompagne ces convois qui vont vers Fès. Et il fait des discours, il fait connaître Cheikh Ahmed Tidiane à tous ceux qui veulent le connaître. Et lui aussi, il nous accompagne dans nos manifestations ainsi que dans nos voyages. Après lui, nous saluons El Hajj Omar Niang, qui est un muqaddam de Cheikh Tidiane. Lui aussi, il est présent, il était avec nous pendant le Laylatul Qadr à Fès. Il a voulu aussi venir, même s'il ne part pas pour le Gamou, il est venu parce qu'il a aimé les prestations que l'on faisait. Donc après lui, nous saluons tous ceux qui sont là, nos mamans et nos papas, chers invités. Franchement, c'est un plaisir de vous recevoir. Je ne vais pas être aussi trop long en français, peut-être parmi nous, il y en a qui ne parlent pas français, qui ne le comprennent pas. Je vais aussi aller en Wolof et on essaye de jongler des deux côtés. Donc ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi ñëpp ñi ñëw ci seen teewaay fii tey ndax kaddu gi warul gudd ndax toogaay bi xaw na yàgg 15 heures lañ joxoon rendez-vous waaye nit ñi léegi leen commencé ñëw waaye di leen wax ni alhamdulilahi rabbil alamin ci seen teewaay ñu ngi leen di gërëm man du ma guddal kaddu gi ndax tey aw ma fi kaddu gis leen rek sama xol daf cee sedd waxuma la nag surtout Cheikh Tidiane Chérif ñëw fii ci jotaay bi toog nga xamante ni nit ñaa ngi dagg paas lu cher dem ba fees pour fekk leen foofu moom mu bàyyi itam ñëw toog fii ci ñun di ñu ñaanal yàlla yoon bi ñuy dëmmal ni yàlla defal ñu ci tawfeex yaakaar naa li olof di wax cin bu naree neex su baxee alhamdulilah rabbil alamin ci toogaayam ñu ngi jaajëfal képp ku fi ñëw di wax ni mbir mi du yàgg kaddu gi dafay jëkkee ci Chérif dem ci représentant buur bi mu am ay kaddu yub ci sàddi ci wàllu tourisme ci wàllu Fass ak ci wàllu relation Maroc ak Sénégal bu passé loolu oustaz Ba mooy terminé yëngal nit ñi tuuti ci yonent bi ndax ñu ngi ci weeru yonent yàlla Muhammad te ñi fi nekk ñëpp dañoo bëgg yonent bi Cheikh Tidiane boo gisee ñu bëgg ko sëtu yonent bi la dafa dañu ñëw topp yoonu yonent yàlla Muhammad teg tariqa tijaaniya bi ci sunna teg ko ci alquran istighfar julli ci yonent bi laa ilaha illallah loolu yëpp nekk ci biir alquran moo tax ñu topp Cheikh Tidiane waaye nag ñu ngi ci weeru yonent bi nara ziyaara Cheikh Tidiane tamit ci gàmmu juddu yonent bi loolu ay ngëneel yu bëri la noonu tuuti naa ci wax ko waaye oustaz incha allah bu téyee micro bi yaakaar naa am na ci ñoo xam ne dinañ laaj ñu jox leen seen billet léegi-léegi ñu dem aéroport pour fekk ci Cheikh Tidiane ndax yaram yi dina tàng te loolu xam nañ ci macha allah yàlla may na ko si fasaha ak tawfiq wax dëgg yàlla kontaan naa trop ala rasulil insaniyati mawlana muhammad ibni abdillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa tabiin wa tabiihim bi ihsanin ila yawmi ddin حضرة سيدي وشيخي حفيد رسول الله حفيد الشيخ التجاني رضي الله عنه الشيخ حمزة بن عمار سيادة الوزير ممثل جلالة الملك محمد السادس عبد السلام الملح حضرة السادة الكرام ومن بنواياهم زيارة بلدهم الثاني المغرب زيارة أبي العباس خاتم الأولياء مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخامة ممثلي جلالة الملك مرحبا بكم وبمن معكم وبما معكم من الود والصدق التآخي لبلدكم الثاني السنغال وبما تقومون به من العمل الجاد حول العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين المغرب والسنغال ولا تخفى مساندة المغرب للسنغال خاصة ولإفريقيا عامة في شتى ميادين التقدم والنمو اقتصاديا وتعليما ودعما لأبناء السنغال في بناء المساجد والمدارس من أهد جلالة المرحوم الملك حسن الثاني إلى حامي حماية الدوحة العلوية جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. هل يخفى اهتمام سيادة الملك محمد السادس لشعوب إفريقيا دعما ومساندة جزاه الله عن الأمة الإسلامية وعن الإنسانية جمعاء خير ما جوزي به محسن من لدن آدم إلى النفخ في الصور
والمغرب طبعا محبوب عند الجميع مسلمين وغير مسلمين، فكيف بالتيجانيين حيث يوجد في فاس ضريح القطب الرباني والعالم السمداني ختم الولاية في الأمة المحمدية الذي انبثقت طريقته إلى كل أسقاء العالم قاسيها ودانيها. ولا أنسى تلك الوفود المتتالية سنويا من شتى ربوع إفريقيا إلى المغرب المحروس لزيارة روضته الشريفة، وهذا الوفد واحد من تلك الوفود بواسطة الأخ الصالح والشاب الرابح السيد أبا جلو زاده الله توفيقا. والمغرب كما أتذكر منذ أنا يافئ فتح أبوابه لكل شعوب إفريقيا داخل المغرب وخارجه قديما وحديثا. وحتى في العام الماضي كان لنا محاضرة بمونريال كندا فالمركز الثقافي المغربي بمونريال قام بساق الجد حول هذه المحاضرات وتولى بتنظيم كل شيء، فكان الأمر ناجحا وعلى ما يرام بإذن الله. فجزاهم الله خيرا وبالجملة، فإن حسنات المغرب لبلاد العالم وخصوصا بلاد إفريقيا لا تتناهى ولو ملأت مجلدات ضخمة حول الموضوع. ومن كل البلاد يفد الشباب إلى العاصمة رباط لتلقي دروس الأئمة سلام الله على المغرب ملكا وحكومة وشعبا. حفظ الله الملك وأدام عزه وأولاه وأبقى مجده التالد خالدا بإز الإسلام والنور المحمدي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من شر إبليس وجنوده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي قريش الأبتحي الفاتح الهادي وعلى آله حق قدر مهدار عظيم. السلام عليكم mbokk yi. ginnaaw bi ñu musloo ci borom xaj bi ci xaj bi di seytaani di ñaan yàlla moom mi nga xam ne moo xam nan la ak naka la mu julli ñu ci sang ba nga xam ne moo ubbi li tëju woon waaye it moo mottali ñi ko jiitu woon, moom mi nga xam ne mooy dëgg gi nga xam ne moo dimbali dëgg ci biir dëgg di ko ñaan moom yàlla mu fayal ñu barzaqul maktum taajul aarifin mu middu kulli awliya wa rahmaan abul abbas ahmad tijaani. di wax ne sang bi ñuy jox kàddu gi mi ngi tudd Chérif Sidi Hamda Tijaani, doomu Chérif Sidi Ben Omar la. bu ñu ko nuyoo jiital ko ci nuyoo bi yàlla nañu jiital ko ci niki noonu la ñuy jëlee ay nuyoo ak ziyaara ki ndokkeel teg ko ci représentant wu ambassadeur bi fii. niki noonu la ñuy jëlewaat yeneeni nuyoo yeneeni ziyaar yeneeni ndokkeel yu màgg teg ko ci loxo Oustaz mi nga xam ne tey jii ci biir tànt bi moo fi Cheikh Ibrahim. di wax ne rek bokk yi ndollent am na. yéen ca Cheikhuna Tidiane ngeen di préparer dem bi ngeen waajee ba daje Cheikh Tidiane ñëw ci seen biir. kon li des ci voyage bi ku mu neex mën ngaa wax na muy demee, ndax ngay gane ji sang bu toll noona sang ba bi ngay waaj mu ñëw toogandoog yow jéetaay ak yow ca waaj ga, kon woon na la ne voyage bi barkel na ba noppi te it ñaan yi nangu na ba noppi. kon li ci des rek acte yi rek a ci des. may ñaan balaa ñu ko jox kàddu gi ku ci nekk ci ñun ci li ko yàlla wërsëgal ñu génnee ko jox ko xaddiya, ndax nag wi soo bëggee ci meew mi da ngay jël doom bi takk ko ci wagg wi pour mën a ratt mu ñëw. may ñaan rek ku ci nekk ci jotaay bi ku ci nekk ci ñun xalifa mi ngi ñëw ñu génnee ci li ñu am ñu jox ko hadiya. wa rahmatullahi taala wa barakatuh. إخواني الأعزاء، حفيد الشيخ تيجاني الشيخ المبجل أحمد، أهلا وسهلا. غادي نعتذر، غادي نتكلم بالفرنسية، كنظن أن الأكثرية غادي تفهم الفرنسية.
Chères sœurs et chers frères, c'est pour moi un plaisir et un honneur et un privilège de m'adresser à vous et de représenter l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, à cette honorable assemblée. Je n'ai rien préparé pour vous dire. Je voudrais vous parler du cœur. Ça fait 2 mois que je suis arrivé sur cette terre bénite, et depuis le premier kilomètre, le premier pas que j'ai foulé, je n'ai trouvé que bienvenue de la part de l'ensemble de cette merveilleuse population. Dès qu'ils savent que je suis marocain, c'est un autre comportement, c'est un accueil des plus chaleureux. Et ceci reflète, si besoin est, les relations séculaires qui ont été forgées à travers des siècles, des relations spéciales, basées sur tout ce qui est spirituel. Et votre assemblée ici le démontre si bien, cet attachement du Sénégal à la terre marocaine et ce désir de l'ensemble des générations du Sénégal de se rendre au Maroc pour célébrer et pour se recueillir sur le tombeau du Cheikh Tijani, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Et cette relation exceptionnelle qui unit le Maroc et le Sénégal, c'est quelque chose de spirituel, c'est une fraternité, c'est un sang qui coule, le même sang qui coule dans nos veines, c'est une amitié, et au-delà de tout ça, c'est une relation de solidarité, c'est une relation de coopération. Le Maroc, pour le Maroc, le Sénégal, c'est le premier partenaire à tous les niveaux, tant sur le plan économique, sur le plan de la coopération, sur le nombre de personnes qui se rendent au Maroc pour faire des études, à tous les niveaux, que ce soit des militaires, que ce soit des policiers, des gendarmes, des ingénieurs, dans tous les secteurs d'activité, et plus encore les imams qui perpétuent cette relation spirituelle qui, j'espère, va durer encore plus longtemps et qui reflète cette symbiose qui existe entre les deux peuples. Le Sénégalais, quand il va au Maroc, et je crois que beaucoup de gens d'entre vous ici sont déjà partis là-bas, notent et réalisent comment le Marocain ouvre ses bras aux Sénégalais, spécialement aux Sénégalais. Et je vous dis, vous êtes les bienvenus au Maroc. Le Maroc vous accueille à bras ouverts, à cœur ouvert. Bienvenue, perpétuez cette relation. C'est sur laquelle on va construire et encore construire et aller de l'avant. كنشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. donc natlab minkum ad-du'a incha allah nee ngeen tàllal loxo yi yéen ñëpp Chérif defal ñu ñaan. amiin yaa rabbi. amiin amiin amiin. la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah.
sayyidi al awwalina wal axirin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabiin wa tabiihim bi ihsanin ila yawmi ddin. ñoo ngi sant yàlla di julli ci mawlana rasulillah di ñaan ngërmandeg yàlla na wàcc ci mawlana Cheikh Ahmad Tijani ki nga xam ne moom lañ préparé nii pour dem ziyaare ji ko. ñoo ngi nuyu mbooloo mi teew yëpp góor ak jigéen ñoo ngi nuyu mag ak ndaw di nuyu kilifa yi fi teewoon sànq macha allah mumassil jalalatil malik Abdusalaam ak Cheikh Hamza Ben Amar. ñoo ngi nuyu borom xam-xam yi fi teew macha allah Baye Malle ngi ni Baye Malle ñaan di nuyu oppa mi nga xam ne moo sabab li yëpp ndax am na ci hadis buy yàlla di wax abdi lam tashkur nii isa lam tashkur man ajraytu niama ala yaday sama jaam santagooma fekk santagoo ki ma jaarale xéewal yi ci loxoom. kon suñ mënee daje fii di préparer pour dem ziyaare ji Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane yi sabab bi mooy Oppa Diallo ñoo ngi koy ñaanal yàlla na yàlla def barke ci yëngu-yëngoom lépp lum ci namm yàlla na ko ci yàlla defal yàlla na ko ci yàlla may réussite te yàgg na ko organiser yàlla na sax ci barke alxuraan. ñoo ngi wax ne la mu waxoon sànq rek ñoo ngi ci weeru juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam daan nañ dem Maroc macha allah di ànd ak mbooloo ci weeru koor surtout ci fukki fan yu mujj yu am solo yooyu ci guddig laylatul qadri mu fekk ñu foofu. waaye c'est la première fois muy organisé ñuy dem ci weeru juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dem dafa mel ni dañuy sànni benn xeer jamaale ñaari picc. ndax dañuy gàmmo ci wetu Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane en même temps am ziyaare Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu mbëggeelug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ñu xiir ci loolu dem gàmmo ji ci wetu setam gu tedd gi di Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane pour yàlla sotti ci ñun ay faydu yàlla sotti ci ñun ay ngëneel. yonent bi nee ne maxtalata hubbi qalba ahadin illa harrama allahu jasadahu ala naar man amul kenn koo xam ne sama mbëggeel day jaxasoog sa xol lu dul yàlla araamal sa yaram safara bés pencum yàlla. ku bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla araamal na sa yaram safara bés pencum yàlla. gis nañ sax koo xam ne nekkuloon jullit yéeféer la mooy Abu Lahab kenn ku nekk sooy jàng alxuraan surtout ma saar yi ci suuf da ngay faral di jàng tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maaluhu wa ma kasab. Abi Lahab moomu bàyyi la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam du Abu Lahab mooy turam sax moom moo ngi tudd Abdul Uzza. waaye yàlla bi mu yónnee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yonent bi dafa yéeg doj gu tudd jabalu Abi Qubays mu jàkkaarloog waa Màkka yépp mu woo leen mu ne arsalani llahu ilaykum xaasatan wa ila nnaasi ajmain yàlla yónni na ma ci yéen waa Màkka ci lu fegu yónni na ma ci mbooleem mbindeefug yàlla gi. jour boobu ki ko njëkk a tontu mooy Abu Lahab mi mooy Abdul Uzza. lan la tontu yonent bi def ko ne tabban laka saairal yawmi ali haza daawtana yàlla na la yàlla alak journée bi yëpp woowewuñu dara lu dul yàlla la yónni naaj baa ngi tàng ñi ñaa ngi noppaliku ngay woo ñi ñu yaakaar ne lu am solo ngay wax waaye yaa ngi ñu wax ne yàlla la yónni yàlla na la yàlla alak journée bi yëpp. yàlla nag soo laalee yonent bi moom mooy tontu yonent bi soo laalee yàlla moom mooy tontu noonu la ko alxuraan indee. moo tax tabbat yada amul qul comme ni qul huwa allah wala qul ya ayyuhal kafirun ndax dañoo laal yonent bi kon yàllaay tontu soxlawul muy wax yonent bi qul waxal dafa wax rek moom yàlla en direct min fawqi sab'i samawatin tabbat yada abi lahabin wa tabb. gis nga waajooju Abu Lahab moomu bésu lëndi bu nekk bés bi yonent bi juddu woon su ñëwee dañ koy génnee safara mu noppaliku ndax lan bañ ko ñëwee nettali ko ne Aminatu am na doom bu jigéen mooy yonent bi juddu na doom bu góor mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam juddu na dafa kontaan ba goreel jaam jooju tudd Suwaybatu ñëwoon di ko indil information bi. Suwaybatu dafa ñëw ne ko Aminatu am na doom bu góor mu ne yow mi ma indil xibaar bi kontaan naa ba goreel naa la ngir lim kontaan ci bésub juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla dana ko génnee safara saa bu leen di ñëwee mu noppaliku ci tàngooruk safara jànnama googu nga xam ne suñ leen waxee dëgëreem da ngeen di wax déedéet ndax nee nañ safara googu safara jànnama soo koy misaal ci suñ safara gi dafa mel ni yàlla benn bés dafa wàccee aadama jëlee ko ci àjjana jëm ci suuf yonent yàlla aadama ne yàlla damaa bëgg a togg awma lu ma toggee yàlla woo Jibril
ne ko demal ca malaaka bay garde safara moo ngi tudd Malik ne ko mu jox la benn fettu safara nga yóbbul aadama pour mu am lu mu toggee ba Jibril ñëwee wax ko Malik malaaka googu di garde safara nee nañ yàlla def ko sàkk ci meram xuliqa min ghadabillahi dañ ko sàkk ci merug yàlla ndax dafa ñàngal ba kanam gi daa fasu benn pas-pas yonent bi ne pas-pas googu ak ñàngal googu mu ñàngal suñ jëloon pas-pas googu ci kanamam teg ko ci juróom-ñaari asamaan danañ màbb ngir jalaal gi mu àndal moom Malik moomu ba Jibril waxee loolu Malik ne ko est-ce que yow xam nga lan mooy degré safara mu ne ko déedéet mu ne ko soo xamoon luy degré safara jahannama dooma laaj benn fett safara ndax soo ko yóbbee ci suuf mën na lakk suuf lakk aadama benn doomu aadama dootul mën a dund ci kaw suuf Jibril dem yàlla woo Mikaayil mu ne ko demal ca Malik ne ko na la jox benn fettuk safara nga jox aadama mu am lu mu toggee ba mu ñëwee mu wax ko la même chose ba mu delloo yàlla woo Israfil ne ko demal ca Malik mi garde safara nee ko na jox aadama benn fettuk safara mu am lu mu toggee ba mu ñëwee wax ko la même chose booba nag la yàlla woo Azraïl nag mooy ki yàlla yónni ci doomu aadama yi pour mu jël seen ruuxu kooku mooy malakul mawti booba nag yàlla jox ko mission bi mu ne ko demal ca Malik ne ko na la jox benn fettuk safara nga yóbbul aadama mu am lu mu toggee Malik ba mu ñëwee Azraïl ba mu ñëwee ci Malik mii garde safara bi def ko ne yàlla nee na nga jox ma benn fettuk safara ma yóbbul aadama mu am lu mu toggee Malik ne ko est-ce que xam nga degré safara fan la toll safara jahannam mu ne ko yow ak yàlla mi ma yónni kan moo gën a xam degré safara jahannama fu mu toll Malik ne ko yàlla mu ne ko yàlla moomu la gën a xam degré safara nag moo ma yónni ci yow nag ma jox benn fett ma yóbbul aadama mu toog Malik xam na ne ndeke wax nañ ko dëgg mu jël benn fett jox ko ne ko demal la fa xew yow ak moom la waaye man sama yoon nekku ci Azraïl jël fett bi dugal ko ci 5 océans yi mu lakk ndox mi ba pétrole nekk ci biir géej yi ba ñu mën cee taal ci pétrole googu mën cee taal safara di ci génn mu teg ko ci suuf mu lakk suuf ba ci juróom-ñaareelu suuf ba garab yi am tàngoor nga xam ne mag ñu njëkk ñi boobu almet amagul ci garab yi la ñuy jëlee safara mu jël fett bi delloo ko ne aadama soo bëggee safara garab yi am nañ safara doj yi am nañ safara mu delloo fett ba ca safara jànn yàlla nag ne ko yow mii nga xam ne yaa mën a wax ak Malik ba mu jox la fett bi yow laay joyal ci doomu aadama yi ndax dañoo dëgër bopp pour nga roccil ma seeni ruuxu gis nga safara googu suñ safara gi moo ngi jëlee ko ci jeexitalu benn fett ci safara jànnam nga xam ne ndekete safara gi ak bële soo ko xoolee da ngay fekk comme bii saxaar lay doon rek bële di safara Abu Lahab mi nga xam ne dafa kontaan ci bésu juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ koy génnee chaque lundi muy noppaliku ngir lan ngir lam bégoon ci bésu juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñun nag waxuma la bég te yéeféer lañ déedéet ñun ay jullit lañ Shamsuddin Hafiz Shamsuddin ak Damashqi benn boroom xam-xam la nee na iza kaana haza kafiran jaa zammuhu bi tabbat yadaahu fi ljahimi muxallada lakinahu fi yowmi lisnayni daiman yuxafafu anhu lissururi bi ahmada fama zannu bil abdi alladi tuula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahida mu ne su nekkee ne Abu Lahab yéeféer la dafa weddi yàlla mais lam kontaanoon ci bésub juddug yonent yàlla Muhammad waral na ba saa bu bésub juddug yonent bi ñëwee lendi dañ koy génnee ci safara mu noppaliku loo xalaat ci jullit koo xam ne moom jullit la gëm na yàlla gëm na yonent bi te bég na ci bésu juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais yemul foofu nag surtout maa nga jël sa xaalis dagg billet jóge fii ci Sénégal dem ba Maroc màggal fa bésu tuddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bésu juddu bi mooy le 9 incha allah waaye su bés bi dellu siwaatee mooy bésu tudd gi moom mooy bésu ngénteeg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon dañuy def fii gàmmu gi màggal ko fi dem màggal bésub maanaam tuddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga gis ndekete jullit bi gëm yàlla gëm yonent bi kenn waxatul affaire am su nekkee ne màggal na bésub juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon chance la ñoo ngi ndokkeel kenn ku nekk ci mbooloo mi
ci weeru juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga xam ne benn yéeféer goo xam ne gëmul yàlla moo ngi tagg yonent yàlla Muhammad ci bésug juddug yonent bi ne iidu nabi ibni abdillahi man talaat shamsu tamadduni min quranihi l alawi libanais la chrétien la waaye gis na bésug juddug yonent bi yaa ngi dégg de ni mu réyee ak ni mu màggee ak li ci yàlla di sotti ci leer mënul noppi ci loolu mu ne iidul bariyati iidul mawlidi nabawi fi l mashriqayni lahu wal maghribayni dawi mooy feetug juddug yonent yàlla Muhammad feetug mbindeef mi yépp la foo toll rek yaa ngi dégg ak dawi mooy yuuxu ñeel jullit ñi ci bésug juddug yonent yàlla Muhammad ak màggal bésug juddug yonent yàlla Muhammad du ma wax ci bés bi rek waaye su weer wi taxawee da nga gis chaque jour ñuy jàng ay burda di jaamu yàlla di tagg yonent yàlla Muhammad di ko ñaanal moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngeneen la ki yéeféer la mu ne iidu nabi ibni abdillah mooy feetug juddug yonent yàlla Muhammad doomu abdullahi gi man talaat shamsu tamadduni min quranihi l alawi koo xam ne adduna bi tey am nañ tamaddunu jëlee ko ci alquranam al alawi gu kawe googu kii nii chrétien la dem na ci xasida bane iza laqitum rasulallahi fi zamanin fa balliguhu salaama shaairi l qarabi su ngeen demee ba jamono ngeen dajak yonent yàlla Muhammad yo jotal leen ko nuyoo woykat googu di tudd shaairul qarawi mooy salim al xawari mooy firi ne mbir mi su nekkee ne yéeféer yi dem nañ ba koy màggal su julli taxawee di ko critiquer xamal ne ñàkk xam-xam la ndax juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam Seydina Abu Bakrin wax na ci Seydina Umar wax na ci Seydina Ali wax na ci Seydina Ousmane wax na ci limaam Shafii wax na ci borom xam-xam yi ñoom limaamu Suyuti kenn ku nekk ci borom xam-xam yi wax nga ci bésu juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam te ngëneel la rek ndax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla def ko indi mu nekk yërmande ñeel xeet ba suñ waxee yéen lu tax ngeen di màggal bésu juddug yonent bi fu ngeen ko jëlee alquran tontuñu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa huwa xayrun mimma yajmaun alquran nee ne su ngeen di bégee leen ngëneelug yàlla bégee leen yërmandeeg yàlla su ngeen di kontaan leen ci ngëneelug yàlla su ngeen di kontaan leen ci yërmandeeg yàlla ñu xool nag ndekete ngëneelug yàlla ak yërmandeeg yàlla mooy yonent yàlla Muhammad ndax alquran moo ne yonent bi wa kaana fadlullahi alayka aziman yow ngëneelug yàlla daa rëy ci yow yonent yàlla Muhammad mu daal di ko waxaat ne wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina man yónniwu ma la lu dul nga nekk yërmande ñeel mbindeef mi loolu la yàlla wax yonent bi ay alquran la yonent bi waxaat ci hadis ne innama ana rahmatun muhdaat man yërmande la gu yàlla envoyé jëm ci kawnu gi kon yàlla ne su ngeen di béggee leen ngeneelug yàlla ak yërmandeem mu daal di waxaat yonent bi mooy ngeneelug yàlla mu waxaat yonent bi mooy yërmandeeg yàlla kon suñ béggee ci bésu juddug yonent bi ñun alxuraan lañ appliqué ndax alxuraan moo ñu digal loolu ginnaaw loolu nag gis naa ci carte invitation bi kii Opa Diallo daan def di ko tasaare ne conférence bi waxtaan bi ñoo ngi koy def ci relation Cheikhu Tidiane ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko tànnal boppam yëguma ko waaye tawfiq la ndax li gën a am yitte ci li ñuy dox maanaam thème bi ci la bokk ndax ñoo ngi ziyaare ji Cheikhu Tidiane ci weeru juddug yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon war nañ xam relation bi jaar diggante Cheikhu Tidiane ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam waaye kii weddi su déggee loolu day reetaan day wax relation amu fa ndax kii dafa dee junniy at ak téeméer yu tegal Cheikhu Tidiane yi doog a judd koo xam ne kii dee na ba 1100 ans yu tegal kii doog a judd suñu waxee am na relation ci diggante bi xam nga nit du ko mën a dégg waaye nag loolu mooy kii gisee mbir mi gisinuk zahir fekk yàlla mayu ko bëtub baatin ndax mbiru wilaaya walu yàlla yi seen mbiru baatin la nekkul mbiru zahir góor yàlla yi daan gis yonent bi depuis ca sahaaba yi ba tey te du deñ ba bés pencum yàlla luñ jàngale ci téere yi Seydina Ousmane ibnu Affan bokk na ci ñi gis yonent bi ginnaaw bi yonent bi génnee àdduna soo jàngee siiraam bañ koy rey Seydina Ousmane dañ koo rey xam nga sahaaba yi daanaka ñi gën a foor ci sahaaba yi ñoom ñëpp dañ leen a rey soo seppee Abu Bakrin da nga fekk Seydina Omar dañ koo rey Seydina Ousmane dañ koo rey Seydina Ali dañ koo rey Seydina Ousmane jour bañ koy war a rey yonent bi feeñu na ko mu gis ko ni jahratan
ne ko bul am benn naqar ñoo ngi lay xaar fii ngay ndogu ji ndax moom daa wooroon jour boobu mu ne ko ñoo ngi lay xaar pour nga ndogu ji ci ñun. Seydina Ousmane ibn Affan nee na yonent bi moo ko wax loolu. kon kooku bañ koy rey dee bi bettu ko ndax xam na ne moo ngi dem ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Seydina Ousmane gis na yonent bi ginnaaw bañ ko xisaaree fukki fan ak juróom ñu tere lekk dugg ci këram ay fitina la ay problème yu amoon ci diggante saxaaba yi waaye yàlla suy def dara ngir daraa tax soo gisul dara googu da nga yaakaar ne yàlla daa juum te yàlla du musa juum abadan. moo tax suñ sëriñ Baay Ñas daan na wax subhaana man axfa shu'una hikma li kay yubayina al huzuz al jamma sellal naa yàlla mi nëbb ay mbir ngir mën a feeñal ay mbir. xoolal nit di askanu ci yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam gëm yonent bi nekk jullit taxaw ci buntu Seydina Ousmane wi nga xam ne moo njëkk a taxaw di jullee alquran lépp ci benn rakka kaana yusalli bil qurani kullihi fii rakatin wahidin alquran yépp mu julli ko benn rakka mooy rakka ak witr bi ginnaaw bi mu defee gée ak shafa. Seydina Ousmane mi nga xam ne mën nañ ne moom moo njëkk a dajale alquran bind ko bind na kaamil alquran bu mat sëkk ci loxoom ba bañ koy rey moo ngi tiim kaamil bi ñoo ngi ko bindee woon ci deru kéwél lañ ko bindee woon ndax kayit su amoon bëriwul jamono yooyu. kaamil bi moo ngi ko tiim di jàng ba mu yeggee ci laaye fa sa yakfikahumullahu wa huwa samiul alim fala gaa yi wàcc rendi ko deret baa ngi ci laaye gi ba léegi deret baa ngi ci laaye fa sa yakfikahumullahu wa huwa samiul alim. nga gis ndekete nit ki gëm yonent bi la yaakaar mais moo ngi téye jaaseem jub ci Seydina Ousmane di ko rendi te Seydina Ousmane yonent bi kontaan na ci moom ba ne ko ma darra Ousmana ma faala ba'da al yawm Ousmane bés ni ki tey dootul def ci yàlla lu koy wàññi dootul def ci yàlla lu koy lor ca yàlla lépp lu mu def rek neex na yàlla bés ni ki tey. Seydina Ousmane moomu yonent bi kontaan ci moom ba wax ko loolu yonent bi may ko ñaari doomam may ko ruqiyatu mu génn àdduna mu may ko ummu kalsum génn àdduna yonent bi ne gaa yi zawwiju Ousmana law kaana li 40 bintan la zawwajtuhu wahidatan tilwa al uxra may leen Ousmane doom su ma amoon 40 doom yu jigéen jaral na ma koy may kii di dee ma koy remplacer keneen ki kooku di dee ba 40 yi jeex. nga jël sa jaasi yonent bi nga gëm mais yaa ngi jublu ci Seydina Ousmane pour rey ko. moo tax damay wax du àdduna du tey la tëradi àdduna yàgg naa tëradi loo gis ci àdduna rek tuuti la par rapport li passé woon démb ndax musiba passé wul rey yonent te am na rey yonent yu ñu reyoon musiba passé wul rey sahaaba yonent te xam nga fan la musiba bi gën a garaawee mooy ki koy rey tamit sahaaba la xam nga kay àdduna kenn mënu ko juger àdduna kenn xamu ko kenn mënu ko comprendre maag yow ñoo bokk liñ bëgg te damay jël sama jaasi jublu ci yow pour rey la moo tax yonent bi feeñu ko ne ko amul problème maa ngi lay xaar ci man ngay ndogoo loolu Seydina Ousmane moo ne gis na yonent bi su nekkee ne Seydina Ousmane mën naa gis yonent bi ginnaaw bi mu génnee àdduna xam nañ ne kon yonent bi ginnaaw bi mu génnee àdduna mën nañ koo gis am na ñu koy weddi nag waaye nag bu leen fàtte soo koy weddi yow miy weddi ne Cheikhu Tidiane mën naa gis yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam soo koy weddi bul fàtte yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba muy rañaan rombon na yonent yàlla Moussa mu ne marartu bi Moussa indal kasibil ahmar laylata usriya bi man ba ma yàlla di rañaan romb naa Moussa ca kasibul ahmar wa huwa qaimun yusalli booba Moussa ngi taxaw di julli ma daal di ko nuyu jàll yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam su mënee gis ku ko jiitu mooy yonent yàlla Moussa ñaata junni at ñoo jaar diggante Moussa ak yonent yàlla Muhammad kon xam nga ne yàgg na yonent bi gis Moussa indal kasibil ahmar Moussa taxaw di julli kon Cheikhu Tidiane su ñëwee gis yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne moo ëpp maqaama yonent yàlla Moussa moo ko raw ndax yonent bi shahid la martyr la te alquran moo bind laa taxsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahya inda rabbihim yursaqun bu leen yaakaar ne ñi martyr yi ñi dee ci yoonu yàlla bu leen yaakaar ne dañoo dee déedéet ñoo ngi dund ca yàlla loolu yàllaa ko bind ci alquran yonent bi martyr la ndax dañ koo rey ndax dañ ko posone moom yonent bi moo ko wax avant moo génn àdduna mu ne ma zalat sumumu xaybara tuaawiduni hatta qataat buhari poson yama lekkoon ca xaybara benn jigéen ji tudd Zeynabu bintul Haris moo laajte lan la yonent bi gën a bëgg ci yàpp ñu ne ko pooju xar mu jël pooju xar bi def ci poson indil yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg a rey yonent bi dafa lekk ci pooj bi
pooj bi ne ko laa taakul nii fa ana masmumatun bu ma lekk dañ maa poson waaye dafa am lu jàll moom yonent bi ba muy lekk bay pooj bi di wax xaw naa yéex a wax tuuti moo tax am na ku njëkkoon a yey am na ku njëkkoon a lekk yonent bi mooy Bishr ibnul Bara sahaaba yonent bi la nee nañ kooku dafa dee ci saasi yonent bi nag nee na poson bi des na ci moom ba muy génn àdduna mu ne ma zalat sumumu xaybaratu aawiduni poson yamal lekkoon ca xaybar dañul di dellu siwaat ci man xatta xata at buhari ba dagg na sama buumu xol doomu aadama nag su daggee mooy firi day dee kon yonent bi dañ koo rey kon ku ñu rey ci yoonu yàlla martyr nga te alxuraan ne ne martyr yaa ngi dund kon yonent bi tey mën nañ ne moo ngi dund soo ko gisul nag bul jàpp ne kenn mënu koo gis ndax woykat bi def na iza lam tara al hilaala fa sallim li unaasin raawhu bil absaari su la yàlla mayul ngay gis weer wi bàyyil ñi mën a gis weer wi waaye man gisuma weer wi te kenn du ko gis loolu ku ko wax maandu woo gisuma yonent bi naam waaye kenn du ko gis déet bul wax loolu xam nga mbir mi yàllaa koy joxe du yaa koy joxe ahum yaqsimuna rahmata rabbika benn ponkol ci tariqa bi def ne iza raayna ahadan yunkiru ru'yata rasulillah alimna annahu laysa min ahliha mu ne suñ gisee nit di wax yonent bi kenn mënu koo gis ginnaaw bi mu génnee àdduna mu ne kooku moom noppal nañu wan nañu ne moom gisul yonent bi waaw ñi ñuy wër mooy ñi gis yonent bi ñooñu intéressé ñun su waaye waxee ne yonent bi kenn du ko gis kooku moom may nañu jàmm ndax xam nañ ne moom gisul yonent bi mu ne law niltumuhu lama jahadtum naylahu lakin xubintum ya banil xislaani su ngeen ko amoon su ngeen ko jotoon su leen yàlla mayoon ngeen gis yonent bi du ngeen musa weddi ne yonent bi dañ koy gis waaye yàlla def leen koo xañ moo tax ngeen koy weddi doomu aadama nag bokk na ci jikkoom su la yàlla mayee dara te moom amu ko rek ki ñaan daal di ko dugg waaye yonent bi dañ koy gis depuis ci jamono sahaaba yi ba am na waliyu yàlla goo xam ne mooy sëriñu Busayri yu mii ñuy jàng burdaam bi depuis bi weeru gàmm taxawee xam nga weeru gàmm bi mu taxawee ba léegi chaque guddi moo xam Tiwaawoon la wala Medina Baye Niass wala yaa ngi dégg de këru diine yépp fii macha allah suñ jullee gee da ngay gis ñuy jàng burda di tahniyatu rabi di tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mais burda boobu ñuy jàng noonu kii ko taalif mooy limaamul Busayri sëriñam Abul Abbasil Marsi wax na ne law gaaba anni rasulullahi tarfata aynin lama ajabtu nafsi min al muslimin man yonent bi su ma fàddoo benn gendeeku benn seconde su ma gestoo gisuma yonent bi dootuma limati sama bopp ci jullit ñi maanaam su may lim sama bopp ci yéeféer ñi laay lim sama bopp waaye dootuma limati sama bopp ci jullit ndax lan gisuma yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga su nit di weddi gis yonent bi kii di wax man yonent bi su ma fàddoo benn gendeeku dootuma limati sama bopp ci jullit ñi am koo xam ne def ne gis nga nit ñi am koo xam ne day dund lu yàgg du fàttaliku yàlla am koo xam ne day wax ak fa law xutirat lii fii siwaaka iradatun ala xaatiri yowman xakamtu bi riddati sama xol su xalaatoon benn seconde lu dul yow ma jàpp ne génn naa lislaam te am kuy dund lu yàgg du fàttaliku yàlla nasullaha fa ansahum anfusahum nga xam ne nit ñi nekkuñu benn grade nekkuñu benn qualité nekkuñu fi benn maqaam ndax am na kuy dee mar mais am na kuy lab ci ndox mi xam nga kii lab ci ndox mi marul vraiment mais kii dee mar xam nga ne labul ci ndox mi adduna bi noonu la mel nag Cheikhu Tidiane def ne nit ku baax la moom Cheikhu Tidiane dafa juddu mokkal alxuraan avant moo am 7 ans xoolal rek mokkal alxuraan te amagoo 7 ans Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu baayam nekk ku baax nekk sëtu yonent yàlla Muhammad yaayam nekk ku baax mu topp yoonu ñu baax ñi jub sell di sellal fa mahara ila an bahara wa faaqa man xadara wa man xabara fa mahara yàlla may ko mu yeewu fa mahara ila an bahara bam not mboolem borom xam-xam ci jamonom wa faaqa mu raw kulla man xadara aw xabara ku teew ak ku paase sellal di jaamu yàlla ba yonent yàlla Muhammad feeñu ko ne ko da anka kulla tariqin tastamiddu bi tariqa yi nga jëloon yépp teg ko ci suuf man yàllaa ma yar waaye yow man maa lay yar rabbaani rabbi fa ahsana tarbiyati fa ha ana murabbika wa cheikhuka al abar yow man maa lay yar bàyyi lépp teg ci suuf inchaa allahu danaa la teg foo xam ne da nga yegg yàlla bilaa xalwatin wala atizalin wala kasrati ijtihaadin doo góorgóorlu yi métti doo dugg ay xalwa doo follu nit ñi doo nekk ci àll bi di lekk ay xobu garab doo ànd ak gaynde yeeg rabu àll yi taw bi du taw sa kaw sedd bi du sedd sa kaw noppil man maa lay teete ba nga yegg sa borom yonent bi moo wax loolu Cheikhu Tidiane ku sellu kooku ku mel noonu ku baaxoon kooku taxaw ne man gis naa yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga yonent bi ba mu waxee ne yàllaa ma yónni ku xamoon yonent bi ba mu nekkee ndaw ba mu taxawee am 40 ans ne yàllaa ma yónni
ku ko xamoon vraiment waroo ko weddi ndax ñoom ñoo ko wóolu ba tuddee ko amin mooy kuñ wóolu ki xam nga yonent bi doon lañ ko daan woowee Makka ba mu fa nekkee képp kuy dénkaane dara da ngay ñëw ci yonent bi dénkaane ko ndax da ngay xam ne moom mooy ki ñu wóolu moo tax Ahmed Iyane si ca Ndar di wax laqabtumuhu kooku Ahmed Shawqi la laqabtumuhu amin al qawmi fi sigarin famal aminu ala qawmin bi muttahami yéen a ko tuddee woon ba muy xale amin mooy ki ñu wóolu mu dem ba màgg ne leen yàllaa ma yónni ngeen ne ko da ngay fen yow ki nga tuddee ki ñu wóolu kay su waxee kay da ngaa war a déggal waaye waroo fen Cheikh Tidiane moom nekk ndaw sellal ñëpp xamee ko jub mu taxaw ne yonent bi saa sallam moo ma feeñu vraiment te ba mu ko waxee ak léegi ne yonent bi jox na ma tariqa bi mbir mi day gën a yaatu day gën a taweeku te ma wax leen fen du dund ñaari at du dund juróomi at du dund fukki at waxatuma la ñaari téeméeri at su nekkoon ne Cheikh Tidiane lam indi fen la du dëgg konoon tey duñ wax jullit ñi soo leen diviser par 4 benn xaaj bi ay Tidiane lañ loolu man ma jox leen information boobu jullit ñi ci àdduna bi mat nañ 2 milliards doomu aadama 2 milliards soo ko diviser par 4 500 millions yi doomu aadama mooy ay Tidiane lañ su nekkoon ne Cheikh Tidiane lam doon wax gis naa yonent bi jox na ma tariqa bi su nekkoon day nar day fen konoon ay ati tuuti dootuñ déggati loolu ndax fen mënul yendu fanaan naxaate mënul yendu di fanaan di yendu di fanaan ba junni at wala ba ñaari téeméeri at ndax li ma yóbbu ci junni at mooy Michael Hart tubaab boobu nee na moom xam na ne yonent bi ku mel ni moom amul ci kaw suuf ñu laaj ko lu tax mu ne ba mu wootee ca yàlla moom la ak benn jigéen ak benn mag ak ñaari xale jigéen bi mooy Xadijatu mag ji mooy Aboubacar ñaari xale ya mooy Aliyu ak Zeyd ba mu ko wootee jamono jooja ñetti nit mooy ñeenti nit jigéen benn mag ñaari xale su nekkoon ne lam doon woote fen la duñ dem tey ba ñu ne 2 milliards doomu aadama ñoo ngi ci diine l'islam te kenn ku nekk yonent bi jaral na la sa baay jaral na la sa yaay ndax kenn ku nekk ci am na si jotaay bi ñoo xam ne fii suñ leen waxoon nga ñàkk sa baay ak sa yaay nga janoog rasulullahi sallallahu alayhi wasallam léegi da ngay wax bismillah yonent bi moom a gënal loolu yonent bi nee ne yal na yàlla yërëm xulafa yi sama xalifa yi ñu ne ko yonent bi alasna xulafa ak est-ce que duñu ñooy sa xalifa sahaaba yi ñu ne ko est-ce que duñ say xalifa mu ne déedéet antum ashaabi yéen samay sahaaba ngeen samay xalifa yi mooy alladina yaatuna min baadi mooy ñi nga xam dañuy ñëw sama ginnaaw te kenn ci ñoom dana mébét ñàkk baayam ñàkk yaayam ñàkk alalam wa annahu raani te gis na ma benn yoon mooy ñun kon Michael Hart ne su nekkoon na yonent bi lim indi du dëgg konoon ba mu ko waxee ca màkk ci dëkk gu ndaw googa ca jamono googu ñeenti nit topp ko kon duñ dem tey fen boobu di yendu di fanaan di évoluer ba milliards nit yu tegal 2 milliards te ci biir 2 milliards yi bépp nit boo jël ci àdduna ku dul jullit xalaat bi mu yor ak xam-xam ak niveau bi mu yor am na ku ko yor bokk ci 2 milliards yooyu xanaa àdduna bi mënul dofandoo ñi ñëpp mënuñoo dofandoo moo tax Cheikhu Tidiane yi ba mu ñëwee benn waay ki Seydi Cheikh Hadj Malick Sy radiyallahu anhu nee na moom tariqa Tidiane doy na ko tariqa ndax lan mooy suñ maam Cheikh Omarul Fouti radiyallahu anhu moom Tidiane la mu ne loolu rek doy na ko bëgg Cheikhu Tidiane yi nekk muqaddam nekk kàngam ci biir tariqa Tidiane yi waaye doy na ko ci rek ne moom Cheikh Omarul Fouti yu Tidiane la woon moom loolu doy na ko ci tariqa Tidiane doy na ko tegtal moo tax ñu xam ne Abul Abbas il Marsi gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam Cheikh Ahmad Bamba gis na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam Seydi El Hadji Malick Sy gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam Baye Niass radiyallahu anhu gis na yonent bi Baye sax lam wax moo gën a doy waar nee ne fa ma qata'u fi sharqi wal gharbi fatfadan ila makkatin illa li summi shazai wa limla wa ayni l yawma ayni muhammadin sara sirruhu fi haykali wa ruwaay kenn daggul àll jëm Makka wala Madina lu dul yaa ngi uti sama xeet man Cheikh Ibrahim ñu ne ko lu waral loolu mu ne wa limla wa ayni l yawma ayni muhammadin lu tey loolu du am ndax dem naa ak yonent ba sama jëmm mujj nekkaat jëmm yonent bi soo ma xoolee yonent bi ngay gis sara sirruhu fi haykali wa ruwaay mu ne sara sirruhu secret yonent bi sallallahu alayhi wasallam rañaan na ci man ci sama fi haykali ci sama jëmm wa ruwaay ak sama kanam soo ma gisee rek yonent bi ngay gis mu ne wa zalika ibrahimu mu ne bàyyi ñesa ngi ne yahwa muhammadan tàmbali na bëgg yonent bi wa amru wujudil kawni ghayru muwaqqi boobu plan bi yàlla di sàkkee mbindeef mi yàlla sax tëralagul plan bi boobu laa tàmbale man di bëgg yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam
kon ndekete ñun Sénégal li ñu am dafa rëy réew moo xam ne Alaaji Maalik a ngi ci te lim liggéey ci diine gi amul fenn fooy jël fii oto dox 1 heure de temps te doo romb ko Alaaji Maalik si defar ci tariqa bi ak ci diine gu muy defaraate doo jël fii benn oto dox 1 heure de temps fii ci Sénégal te doo romb koo xam ne moo ngi defaroo ci Seydi Cheikh Oumarul Fouti doo jël fii macha allah oto 1 heure de temps ci dox Sénégal te romboo ku Baye Niass defar kooku di defaraate ci kaw suuf moo tax gis nga Cheikhu Tidiane yi Sénégal lim ci am amul benn réew gu am loolu Cheikhu Tidiane yi li ci Sénégal am amul benn réew ci àdduna gu am lu mel noonu abadan indil ma rek ku mel ni Alhaji Malick Sy ci nim tasaare diine gi fii ak tariqa bi fii ci Sénégal wasifa bi fajar su jotee ak koo mën a doon ak foo mën a nekk da nga dégg jàkka yi di riir ci saatul faati li ma te benn waay gu gëmoon yàlla bëgg yonent bëgg Cheikhu Tidiane moo taxawal loolu te xoolal wasifa bu suba bi sax nekkul farata mais Seydi Alhaji Malick Sy ne damaa gis ne waxtu woowu ndongo yi dañ doon faral di wax waxu àdduna ma lalal leen serwa au lieu que ñuy wax waxu àdduna ñu dellu ci wasifa bi loolu dem ba tey alhamdulilah soo tëddee fajar ngay dégg gars yi di def alfaati li ma da ngay xam ne ki taxawal lii du nitu caaxaan te taxawalu ko si caaxaan su ko taxawaloon si caaxaan heure bii ni mu neexee nelaw macha allah nelawu fajar nit ñi di ko bàyyi lal sër di faati li ma uxlika nga xam ne loolu mbir mu rëy la tuutiwul moo tax ñiy weddi wali yàlla yi ci danger lañ nekk te ñoo ngi tardel seen bopp ndax lan la Seydi Mouhamadul Khalifa Niass wax hal anta illa ka baudin waqaa bi qunnati shaamiqi hal tadadaa bi dalika shaamiqi aw tadakdaka sayaana qaama fiihi aw taharraka mu ne yow miy weddi cheikh meloo ne lu dul benn yoo illa ka baudin waqaa bi qunnati shaamiqi yoo boo xam dafa yéeg ci montagne bu rëy muy bàyyi montagne bi di war a naaw dem mu ne montagne bi jàppandikul ndax su ma la bàyyee mën na am nga daanu waaw xoolal yoo bay wax ak montagne bi ne ko maa ngi dem nag tiir jëfandikul bu baax balaa maa naaw nga daal di daanu te fekke montagne lay waxal ma anta illa ka baudin waqaa bi qunnati shaamix hal tadaada bi dalika shaamixi aw tadakdaka mu ne sa yaana qaama fiihi aw taharraka mu ne hee yoo bërëngul yëngatul maanaam su la neexee nga dee ci kaw doj bi du yëg ne yow yaa ngi ci kawam mooy kii bëgg a ferene tariqa tijaaniya kii tariqa bi day dox soo ko poussé day dox soxlawul puus soo ko puusul day dox nga yéeg ci avion bëgg avion bi gën a gaaw nga jël sa loxo di puus fekk yaa ngi ci biir avion bi di puus pour avion bi gën a gaaw loolu mooy kii jéem a puus tariqa bi pour mu gën a gaaw wala boog yaa ngi xëcc avion bi pour mu dellu ginnaaw mooy kii bëgg a xëcc tariqa tijaani pour mu taxaw moo tax tariqa bi ci kanam rek la jëm ku yàlla wërsëgal nag ba nga bokk ci damay faral di nettali benn histoire boo xam ne benn borom xam-xam ci tariqa bee ko wax nee ne képp ku yàlla dimbale nga jël tariqa bi mu ne soo génnee àdduna mu ne suñ la suulee ci place mu ne place boobu su saxee ñax gazon xar su ñëwee lekk ci ñax mi xar bi suñ ko rendee ku ci lekk sa yaram araam na safar nee na moom waxul tiijaan bi tëdd ci suuf waxul ñax bi waxul xar mi mais ki lekk ci xar mi mu ne sa yaram araam na safara ngir barke ak tariqa tijaan yi moo tax ñun ñi tey dañoo war a sant yàlla ndax mbir mi du ñu ñoo ko defal suñ bopp mais yàlla moo ñu bëgg Cheikhu Tidiane yi am na ñoo xam ne yàlla daa wëlbët seen xol ñu bañ Cheikhu Tidiane yi ñun mënoon nañ bokk ci ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ne xolu mbindeef mi ñoo ngi ci diggante ñaari baaraam ci baaraamu yàllaa koy wëlbati ni ko neexee mënoon naa wëlbati suñu xol ñu bañ yonent bi sax defu ko mënoon naa wëlbati suñu xol ñu bañ Cheikhu Tidiane yi mais mu wëlbati suñu xol ñu bëgg yàlla bëgg Cheikhu Tidiane yi jël salaatul fati di wirdu te salaatul fati mooy julli ci yonent yàlla Muhammad te Cheikhu Tidiane yi nee ne bunt ya ñuy doxee ca yàlla yëpp tëj na lu dul buntub julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam yow adduna moo ngi lay xëcc bëgg la lool ndax adduna daa bëgg ndaw comme ni yàlla bëggee ndaw yàlla bëgg na ndaw xale adduna bëgg na xale ñoo koy xëccoo yow nga abandonné adduna dellu ci Cheikhu Tidiane yi dellu ci yàlla di def alfatih li ma uglika di def wazifa di def zikrul jumaati di def xadar di def lazim yemoo ci loolu ngay jël sa xaalis yaa ngi dégg de di fere pour ñu daggal la billet nga fay sa lekk fay sa hôtel fay say bus dem ba ci kanamu Cheikhu Tidiane nar koo ziyaare ci bés boo xam ne mooy bésu ngénteeg yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bés boo xam ne mooy weeru juddug yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu ngeneel la ku ko yàlla may santal yàlla ñun ñoo ngi sant yàlla ci loolu képp koo xam ne bii mooy sa première fois dem yàlla bu mu nekk sa dernière fois képp ku demoon yàlla na nga fa dellu ci barke alxuraan ci daraja yonent bi suñ demee lépp lu ñu fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu weeru am barke la
ndax jamono su amee barke ka xewoon ca jamono ga moo tax place su amee barke ka dëkkoon ca place ga moo tax weer wii nag weeru am barke la ndax ci la yonent bi juddu te yonent bi mooy jëmmu barke ñoo ngi ñaan yàlla barke weer wi yàlla nañu ko yàlla defal fañ jëm tamit di Faas di rawda Cheikh Ahmed Tidiane place bu am barke la barke googu yàlla na ko yàlla sotti ci ñun te suñ fa demee lépp lu ñu fa ñaan yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul ci barke alxuraan ñoo ngi ñaanal yàlla ki nga xam ne mooy jiite délégation bi di Oppa Diallo ndaw la yàlla na ko yàlla def mag képp koo xam ne mus naa jaar fii ànd ak moom xeeboo ko ba léegi yaa ngi jokkoo ak moom te soo amoon tey ànd ak moom jamono moo xat waaye képp ku mus a ànd ak moom yaa ngi mébét àndaat ak moom ndax kii ngeen di gis ni Baye Malle bokkoon na ci ñu demoon ci weeru koor gi ànd ak ñun waaye jamono xat na ba mënul dem waaye indi na yaayam pour mu bokk ci moo lay won ne moom lam gisoon ci Oppa doy na ko lam gisoon ci liggéey bi doy na ko ndax soo demee Faas nit yóbbu la di la guider soo gisee ci moom naka sudul noonu wala wàññeeku wala doyu la bii pas soo yóbbu sa yaay doo ko jël di ko teg ci loxoy kooku kon nag alhamdulilah ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may réussite may ko tawfiq ci barke alxuraan ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxtaan bi gudd na lool te jotaay bi yàgg na lool bëgguñu woon tënk nit ñi ba mu yegg fii waaye dañ doon barkeelu rek li ci des incha allah suñu yàlla yóbbee danañ gën a yaatal te dañoo bëgg mu nekk comme dars mu nekk comme école mu nekk comme njàng tukki la waaye jàng la képp ku ci yor sa laaj suñu demee mën nga kaa laaj ñu tasaare ko képp ku ci amuloon xam-xam am ci képp ku amoon xam-xam yokku ci mboolem domaine yi nag ni ñuy jaamoo sa borom ci charia yaa ngi dégg de ak ni ñuy jullee ni ñuy jàppee ni ñuy sangoo farata yi gën a am solo yooyu nga xam ne soxla na jullit bu nekk xam ko ubbil nañ ci buntu ñëpp ku bëgg a laaj nga laaj ci ngeneelu Cheikhu Tidiane kan mooy Cheikhu Tidiane fan la juddoo fan la yaroo fan la màggee kan moo ko jàngal kañ la gis yonent bi ba mu gisee yonent bi lan la ko yonent bi wax yan maqaama la am ci yàllaay xatmi yaa katmi yaa xilaafa yooyu yëpp ku bëgg a laaj incha allah ubbil nañ leen buntu yi ci yoon bi ci tukki bi mu nekk école boo xam ne suñ demee suñuy ñibbisi day nekk ñi ñibbisi dee du ñoom ñoo demoon ndax yokkute gi ñu am si diggante bi alhamdu awalu daawana wa axiruha walhamdulillahi min hiinin ila hiin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh رب العباد غافر الذنوب وقابل التوب لتقبل توبي بطيب جئتك إلهي تائبا وطالبا وخاديا وآيبا بمنزل مبارك تنزلني وانفعنا جميع من قصدني أجري فيوض العلم والأرزاق لزمرتي وهذبا أخلاقي نالتهم الأسواء قاس المعنى فدارك النوم وأكثر مننا ذلت لبعض منهم الأقدام فلتسمع لهم ففيك آم لين لهم من لين الحديد لمن أردت وارفع القيود نراهم في البسط والرخاء أولي ديانة مع الآلاء يمنا صحة وبذلا زائدا سقى لأحبابهم وأبقى بدا من طيبة نسدي إلى الظواهر وأنت تدري باطني وظاهري نال المنى من قد أتاني أولا وآخرا يا آخرا يا أولا أنت الغني القادر المريد ولا يكون غير ما تريد نظر لطف ثم عطف كافي إذ أنك الحي الودود الكافي تقلب الأعيان بالأعيان فلترفع الأقوام في أزماني خير لي صحبا فضلا وخير لي من كل شيء خيرا وكن لي يا رب بالهادي وصحب الهادي فلتكفي صحبي كل شر هادي رب الأمين أعط بالأمين كل مطالبي بكليني أعط العبيد بغية وأجلا لي بالإجابة وهب العجلا أعط العبيد بغية وأجلا لي بالإجابة وهب العجلا لما تعودت أراني نلت كل مطالبي وإني فزت ما به الأخيار نعم الشفيع المصطفى ونعم لي الوسيلة وأزار الغمّا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yal na yàlla yóbbu ci jàmm amiin لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله